kon tuuti jëye am ca Parcelles Assainies am taax mënu fa doon daaneel mujj mbir mi wàcc ci benn po doomu aadama waaye ñi di sapeur pompier yi mujj nañ ko sauvé dañ ci ànd ak benn po témoin bu fekkee lu ni mel juróom-ñeent ci ña amoon gaañu gaañu ca l'accident ba amoon ca Badiouréh indi nañ leen fii ci Ndakaaru ñenn ñaa ngi ci l'hôpital principal waaye bu ñu sukkandikoo ci médecin chef de région bu Ziguinchor ñoom daal mën nañ ni seenu wérgi yaram daal ma ngay amakung dal da ngeen ko dégg moom colonel Maodo Malick Diop ci biir xibaar yi ba tey lu soxal wàllu ko coow la am ca chambre de commerce bu Ndakaaru secrétaire général sortant ba nga xam ni moom la dem à la traité lañ fa bëgg a dellusiwaat loolu nag nekk loo xam ne nii indi na coow dox diggante ñi di collectifu délégué yi ak kii di ministre bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllug commerce mu nekk li gën a fës ci xibaar yi nis tuuti ñu indi ci ay faram-fàcce Amady Ndiaye moom moo nekk ci machine bi. gannaaw ba ñu rafetluwaate seen àndandook rajo Futur Média di leen nuyu yéen ñëpp ñi ñuy topp ci xibaar ñu koy dooree ak taax mi nga xam ni moom lañ doon daaneel ca Parcelles Assainies fa janook fi nga xam ni moom moo di police ba mbir ma mujj wàcc ci kenn doomu aadama loolu nag budul woo nag ñi nga xam ni ñoom ñoo di waa sapeur pompier kon jëyee dina am kenn ci ñu fekkee mbir moomu lañ ciy déglu ci jokkoom ak Omar Mbow. bërki démb bi muy taw balcon yi dañu daanoon ci guddi gi donc bi mu daanoo après ci la borom kër gi wax ak ñu ko tojal balcon bi dafa desoon parce que avec le concours de la mairie quand même on avait les gens ñoom dañ ko waxoon pour ça ñu di desoon ci balcon bi ñu wàcce ko pour sécuriser foofu parce que wóorul woon ñu koy bàyyi noonu quoi donc ci loolu nañu waxaale ñu leen tojal balcon bi ñooñu ñëw tey commencé ko léegi effectivement daanaloon nañu deuxième bi mais bi ñu daanee deuxième ba pare waa ji dafay commencé entamé troisième bi mu commencé troisième bi nag di tëj ci la benn pan ci la ànd ak benn pan bi fi mu taxawoon noonu daal di fekk ci premier bi donc ma nekk moom sur place mais dama dégg bruit bu mag moom bi ma déggee bruit bu mag rek vraiment ci laa daw génn quoi après ci lañ ñaay dégg nit naan mu ngi ci biir affaire yooyu bon ñu yéegaax yeneen nit ñi nekkoon foofu dëkkandoo yi ñu daw effectivement seen nga fekk ci gravier bi foofu noonu bi nekkoon premier dal bi coincé wul ci kaw en tant que tel dafa ànd ak dal bi màbb wadd mu daanu quoi donc du coup moom ci kaw gravier bi la daanu ci kaw grava bi la daanu quoi mais quand même kanam bi toj na nag quand même kanam bi toj na bopp bi toj na léegi ci yoon ñu ko fekkee noonu sax ci ñu koy dimbali gars yi aw ci fenêtre yi vraiment góorgóorlu ba génne ko fa après dugal ko ci benn salle bu nekk foofu premier pour xaar sapeur yi ñëw quoi parce que bëgguñu ko woon si déplacé noonu quoi. sapeur yi en fait benn moment gars yi woo nañ leen woowaat leen mais ñëw bi taxu ko gaaw mais bon suñu benn xarit moom moo jël oto dem ci leen quoi et quand même bi mu demee rek dañu ànd ak moom ñoom ñëw rapidement peut-être une trentaine minutes yooyu quoi balaa ñuy yegg si quoi. kon xibaar yoo ci mujj moom moo di sapeur ya mujj nañu ñëw ba ñoo ngi koy jéem a yàpp ci ab ambulance médicalisée ngir yóbbu ko ca l'hôpital wax lu soxal l'accident bi nga xam ni moom moo amoon ca Badiouréh juróom-ñeent ci fanweer ak juróom ña ca amoon ay gaañu yu métti ñoom évacué nañ leen fii ci Ndakaaru avion moom moo leen indi waaye médecin chef de région ba ma ngay dalal xel yi ni ñoom daal fi mu ne ñoo ngi ko amuk tànn muy xam le ni nag faaw fii ñu am ab intervention chirurgicale maanaam opéré leen dañ ko ci déglu moom colonel Maodo Malick Diop ci micro Lamine Ba. am nañu vrai appui yu armée le chef d'état-major général de l'armée qui vraiment nous a appuyé pour évacuer les 9 malades ñi nga xamante ni si bon ñii on les a sax déjà opérés les autres ñi si des vraiment ñu ngi doon xaar tuuti pour mën leen opérer parce que aussi am nañu tuuti problème avec le bloc opératoire de l'hôpital régional bon temps yi dañ ko doon defaraat parce que doo doon senn xam nga dans ces conditions là on ne peut pas opérer donc vraiment pare nañu réhabilitation bi léegi ñu ngi dugal équipement yeeg yooyu et que très bientôt le bloc sera fonctionnel donc léegi yeneen malades yi nga xamante ni si ñoo desoon pour ñu opérer leen donc ñooñu lu ñu bëgg yóbbu rapidement hôpital principal bu Dakar bon pour ñu jëlee charge d'ailleurs si ñooñu sax am na si ñoo xam ne opéré na leen ba pare au niveau de l'hôpital de la Paix waaw donc loolu moo tax daal vraiment ñuy remercier bu baax le chef d'état-major général de l'armée waaw pour ce geste là. waaw fi mu toll nii moom alhamdulilah rabbil alamin bon ñu ngi féex bu baax a baax et que xam naa sax dans les prochains jours dina si am ñoo xam ne daan leen commencé exécuter génn leen pour ñu dem dellu seen kër yi ñu def ay soins en ambulatoire donc ñi
évacuer aussi c'est pas parce que dañu am problème de prise en charge au niveau de Ziguinchor parce que ñun nee naa toujours on dispose de 2 hôpitaux on a l'hôpital régional on a aussi l'hôpital de la Paix donc les ressources humaines aussi on a des orthopédistes ñoo xamante ne si ñu ngi fii ñu ngi fële waaw donc suñu problème rek moo doon saalu bloc opératoire bu hôpital régional moo amoon problème temps yi parce que da doon senn ñu fàttali ni l'accident bu Badiouréh boobu samedi ji passé la amoon lu toll ci juróomi doomi aadama ñàkk nañ ci seen bakkan juróom-benn fukk ak juróom-ñaar amoon ca ay gaañu-gaañu ci ñoom fanweer ak juróom yi amoon gaañu-gaañu yu métti dañuy wax ci wàllug accident yooyu ak ki nga xam ne rek moom moo di ministre des transports mi xamle sax ni ci ab jokkoom démb ca Thiès ni li waral accident yi rek moom mooy ñàkkum contrôle mi yenn saa yi ci takk der yi chauffeur yi weddi nañu lu ni mel nee nañu ba léegi ñi nga xam ni ñoom ñoo di takk der yi ñoo ngi wéy di leen contrôler te loola mu mel ni sax ab koppartu la Anna Rocha def na ci reportage ñu déglu ko. ci asamaan bu xiin Njaay ak ñi mu àndal ñu ngi toog di waxtaan laata ñu tàmbalee liggéey bi mu di ab jafe-jafe boo xamante ne voyage yi diggante Dakar ak yeneen i goxu Sénégal nekk na jafe-jafe ñuy dund bis bu ne ndax contrôle yi nee nañu dañoo bëri. ñiy toog sax yaa ngi dégg ci garage bi sax ñoo leen tane. parce que montage yi métti na lool foo taxaw salaamaaleykum maaleykum salaam joxeel 2000 joxeel 3000 joxeel 5000 accident moom yaa ngi dégg lu ci amit ndogalu yàlla la. dañuy wax naan ay sëbo bi doon daw lu bari rek ay kër ko mais yooyu yëpp ay tricas la. ci garage bi nga xamante ne moom la ñu faral di woowee Bignona nekk ca goxu Grand Yoff ci gis-gis su ñeneen ñi sax yu ci mel ni Mamor contrôle yi tey la ëpp. mais waa Ndour moom parfois ngay dugal garage réparé oto bi taq ak garage bi jàppale mu lekkoon ne oto bi taq na si yaa ngi jógee ci magasin mais amu yërmande bi bu ñëwee dana la joxel par force wala mu lekk sa xaalis boo xam ne doo gis rusi si loo xam ne tegul fenn mais après yow sa xol lay jeex. li ñu gën a ñaawlu nag mooy liñ leen di faral di raqueté Pape Faye moom dafa faral di daw diggante Dakar ak Tamba waaye itam diggante Dakar ak Ziguinchor. dëkk boo dugg da ngay fekk ñetti alkaati yu monté boobu dëkk boo mën dugg da nga fa ñàkk 6000 francs. waaw ba ngay àgg contrôle sonal nañ ñu trop daal moom lépp loo si wax rek am na lu si des. dawakat yi nga xamante ne ñoom ñoo tàmm trajet yu mag yi ñoo bokk gis-gis ci mbir mi contrôle routier yi ñu ngi faral di nekk jafe-jafe ci ñoom ci seen gis-gis daal waruñu boole li ni mel ci liy tax accident yi bëri fan yi. Anna Rocha gannaaw ay jàmm moom la ñu mën a wax ca hôpital Albert Royer di hôpitalu gone yi nekk ca hôpital bu Fann gannaaw yëngu-yëngu ya nga xam ni ñi di syndicaliste ñoo ngi ko doon amal bu ñu sukkandikoo ci directrice bi jàmm daal dinay dellu si ñàkk a waxtaan la woon rek dañuy déglu Issa Tall Diop moom mooy directrice bi ci micro Salimata Aw. waaw déggoo nañu xëy na ñoom seen gisin la woon ci mbir mi rek te partenaires sociaux moom il faut ñoom tamit ñu def seen liggéey xëy na seen liggéey lañ doon def mais jamono yooyu mouvement d'humeur bi amee bu ngeen seetloo ci buntu hôpital bi amoon na benn banderole boo xam ne ñu ngi wax ne hôpital dafa doon opéré dafa nekk ci camp de chirurgie pour benn weer defe naa chirurgie ko xam lan mooy opéré xam ni chirurgie yombul hôpital bu doxut nag du mën a def pendant 1 mois di opéré lu tal noonu occasion la sax ma sant bu baax association des mouvements d'Afrique parce que ñoom ñoo financé woon camp boobu jël 46 ñeent fukk xale ak juróom-benn ñu opéré leen gratuitement yooyu jamono loolu amoon na fi. hôpital bi itam jamono yi ñu toll mat na ñetti semaine dañoo ubbi garde hôpital bi am na ñeent fukki at mais mosuñu def garde de chirurgie c'est-à-dire daawuñu opéré ngoon daawuñu opéré jour férié daawuñu opéré week-end hôpital bi te ku xam chirurgie xam ni diis na. hôpital bu préparé wu bay dem di def opération bu jagutoon du sémb lool parce que ñu bari jéem nañ ko mujj ñu ko réussir boo ñëwee Albert Royer 200 xale environ dinañ fi dugg chaque matin bés bu set pour consultation. mu nekkoon Issa Tall Diop directrice hôpital Albert Royer ba nekk ca fanweeri simili ak juróom-ñeent moom moo tegu ci ñeenti waxtu. RFM rajo askan wi. coow jib ci chambre de commerce bu waa Ndakaaru la ko waral rek moom moo di collège u délégué yi ñoom ñoo ni daal ki nga xam ni moom moo nekkoon secrétaire général ca kër googu ñu dem à la retraite te buñ ko dellusi ñu ni loolu mukk du ci am ñu ni président ba docteur ci Daouda Thiam moo def lu ni mel ñoom liggéey boobu sax nee na ñu loxop jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu commerce jugu ca ñoom nag dax sàkkal nañu ab ultimatum ki nga xam ne rek moom moo di Ali Mboup nee nañ bu mu tegati tànkam fu ni mel ni ki tey lañ ko xamle Kumba Sanjaan Fay.
njiitub chambre de commerce bu Ndakaaru jox ab courrier numéro 000743 benn fan ci weeru août at mi ñu nekk mu doon ab document buy wane ne Ali Mboup secrétaire général ba dafa war a dem retraite boobu lépp document ñu jox ko ministre du commerce 9 août ministre bi tontu di xam ne Ali Mboup moomee nañ ko tegaat place am Cheikh Moussa Kane ak ñi mu àndal di wane seen ñàkk ànd te di xam ne duñu nangu mukk Ali Mboup dellu si waat foofee di Boubacar Boumi. ministre ñi ngi fexe di delloo ki nga xamante ne moo nekkoon secrétaire général pour mu ñëw nekkaat secrétaire général chambre de commerce ki nga xamante ne waroon na dem retraite depuis 2015 ci biir chambre de commerce violé nañ la loi en demandant à un retraité mu ñëwaat dañuy nommer un secrétaire général par intérim en attendant que ñu lancer li nga xam moom mooy poste bi appel à candidature. liggéeykat yi ñu gis ne seen compte dañu ko bloqué ba tontu jëwriñ ji wat dekk léegi ab mbir buñ dul bàyyi mu jàll. léegi nag au niveau des banques ñoo jékki-jékki dem pour yóbbu ki nga xamante ni moom mooy spécimen signature le nouveau secrétaire général par intérim ñu dem fekk ni beneen lettre jiitu na foofu loolu yëpp bloqué li nga xamante ne moom mooy institution mais c'est des actes de sabotage qui sont faits depuis boobu ba léegi loolu nag li nga xamante ne moom moo ci nekk comme risque heure bi doon na fekk nit ñi di commencer def salaire yi pour que ay le 25 wala yu demee noonu nit ñi jot seen salaire mën na am ay retard mën na am tamit d'autres complications on ne sait pas. ab sommation jox nañ ko kookee ne woon fa secrétaire général di Ali Mboup ab huissier di ko xamal ne waratul ne ci bureau ba collège des délégués di xupp ab préavis de grève ñu déposé ko ca l'inspection du travail ngir ñu neenal dogalub jëwriñ joojee te di ko xamal mu téye loxoom ci doxalinub chambre de commerce. Koumba Sandiane Ali Mboup moomu di secrétaire général bu chambre de commerce jëm nañ jokkoo ak moom waaye mbir ma mujjul antu daara yi nga xam ni moom la ñu duppee établissement privé di yëngutu ci njàngale mu kawe mi ba léegi seen mot d'ordre de grève ba ñu nekkoon daal ca la ñu nekk ba léegi daal nee nañu duñu dalal lii di gone yi nga xam ne ñoom lañ fa orienté mu di ab mesure boo xam ne nii jëloon nañ ko fanweeri fan ci weeru sulet gële weesu waaye ñoom responsable KIDOPES yooyu di xam ne ni ci jamono ji daal ñoo ngi déglu lii di gouvernement bi ci bor bi nga xam ni moom lañ leen yoreel toll ci 4 milliards naka lañ ko fas yéenee faye ak kañ lañ koy fay dañ ciy déglu ko yore seen kàddu Daawur Diop lay wuyoo ci téléphone beeg Alaaji Njogu Jeen ndongo yu dooraataguñu ci weer bi le 6 août juróom benn fan ci weeru août bi daje nañu ak ministre enseignement supérieur ci li mu ñu wax ci tënk mooy am na 4 milliards yoo xam ne nguur gi prévoir na ko pour génne ko ci loolu la ñu ñaan pour ñu dooraat njàng mi comme nag ñun bi ñuy dem délégation la woon ñu ne ko nag da ñuy may ñu dem ñu wax ak suñu yeneen naataango chef d'établissement yi nga xam ne ñoom ñoo arrêté cours yi léegi bi ñu demee ci réunion bi le 9 li ñu décidé mooy que ñun pare nañ dooraat njàng mi bu fekkee nguur gi wax nañu 4 milliards yooyu naka la koy fayee waxuñu ñu fay ñu ko tout de suite avant ñu dooraat mais nañu wax nan la ñuy fayee 4 milliards yooyu loolu bu ñu ko kiiree léegi ci dinañu nangu dooraat njàng mi xaar nguur gi génn xaalis bi foofu daal ci tënk te bi ñu paree réunion le 9 juróom-ñeenti fan ci weeru août bi jébal nañ benn bataaxal ministre enseignement supérieur jébal nañ même bataaxal bi conseiller président ci wàllu njàng muy Sigini Si ak directeur général enseignement supérieur ñoom ñëpp jot nañ bataaxal boobu depuis loolu ñun ñu ngi toog di xaar. mu nekkoon Daawur Diop di porte-parole KIDOPES ay soxna yu fekk baax fii ci Sénégal ci région yëpp ak yu nekk ca Gambie yu nekk ca Guinée Bissau daje nañu ñoom ñëpp seen waxtaan ak seen bëgg-bëgg càkkutéef ga moom mooy jàmm ju sax dàkk daal di am ci Casamance loolu ci ab session de dialogue boo xam ni ñoo ngi ko doon wéyal waxtaane nañ fa tamit mbirum autorité parentale ñoom tamit ñoo ngi waajal ab marche nationale fukki fan ak ñeent ci weeru sàttumbar wi di ñëw lañ ca bëgg dajale lu ëpp 3 junni soxna ngir sàkku jàmm ca Casamance Umu Kalsum li ñu nekk ay actrices ak ay médiatrices jóge fu nekk ci Sénégal Gambie ak Guinée Bissau lenn rek moo leen ñor muy fexe ba boole jigéen ñëpp ngir delloo si jàmm fële ca Casamance. Adjara Ndiaye nekk directrice West Africa. foog ñu boole jigéen ñëpp ni Maliens yi def ni nga xam ne jigéenu Sierra Leone ak Libéria def ba retour paix bi ñëw donc léegi ñu ne dañu def ay session déjà ñu boole jigéen ñooyu yëpp ñu jël femme leader organisation société civile Sénégal Gambie ak Guinée Bissau ñu ñëw toog ñu wax donc nan la ñuy def pour retour définitif de la paix. jafe-jafe yi ndaw ñi jigéen ñi di jànkonteel fële ca Casamance soxal na ñi nga xam ne mooy jigéen ñi ba tax na ñoom nee na rek la ñuy bëgg mooy ñu gën a ñoŋal code de la famille ñu ciy dolli itamit ne dañoo bëgg li nga xam ne mooy gëddu waajur yi ñu xoolaat ko.
puissance paternelle maanaam lépp lu jëm ci jàng xale bi développement am ak kiyam papa ji mooy autorité parentale moom mooy signé donc bu signé wul du mën a am te ñëpp xam nañ ne que monde bi évolué na donc depuis 72 donc am na ay réformes yu am mais également léegi de plus en plus ñëpp xam nañ ne que jigéen ñi de plus en plus ñooy impliqué wu ci éducation santé enfants yi. ci bésub tey ñi di organisation féminine ya société civile bu Sénégal ak sous-région bi daañu weccoo ay xalaat mu nekk benn yoon boo xam ne daana leen may ñu tëral ay pexe ak waajal marche nationale bi ñu bëgg a amal ci fukki fan ak ñeent ci weeru septembre bii di ñëw. Oumou Kalsoum li addu ci wàllu politique ak biiral gi ñu doon biiral ak gaaral li ñu duppee ab recueil de contribution citoyenne ñi di waa société civile ñoo ko doon présenté seen recueil boobu ni ki tey ji lañ ca doon waxtaane bokk na ca parrainage électoral wàllu financement parti politique yi ak mode élection maire yi yooyu yëpp nekk ay ponk yoo xam ne ni waxtaane nañ ca ñu jàpp ni njeexital la bokk na ca fexe ba lii di parrainage électoral bi ci jamono ji ak ni mu mel ñu ni loola mënut a dem ci élection locale yii di ñëw Pape Bess Diba. société civile xaw a raay-raayal critique yi nga xam ne teg na ko ci homme politique yi ñu jàpp ne ñooñu di yëngu ci wàllu politique ñoom lu ci bari suñu nekkee ci pouvoir bi dañuy jàpp ne processus électoral bi baax na lool waaye suñu jógee rek ci nguur gi nekk ci opposition dañ koy ŋàññi société civile nee nañ nag ñoom dañu bëgg a taxawaayu njàmbur ci xëccante yi nga xam ne mooy am diggante pouvoir ak opposition tax na mu liggéey ci ab livre boo xam ne mbir yi nu mu war a tënkuwee ci wàllu élection lu jëm ci aussi parrainage bi war nañ ko réformer Moundiaye Cissé moo dirigé ONG 3D. parrainage ndax dañ koy téye ndax duñ ko téye bu fekkee dañ koy téye yan coppite lañ ci war a indi mu jëm ci li ñuy wax suñuy proposition war na mën a nekk ay proposition yoo xam ne mën na servir de base de travail moo tax depuis ñetti weer ñu teg ay experts au niveau de notre institution pour xalaat ci point yooyu. bulletin unique ci wàllu élection nekk na itam ab poñ comme nu ñu war a falee maire ñoom waa société civile ñu jàpp ne fal maire bi directement dina wàññi mbuxum geek waxaale gi ñuy nemmeeku balaa ñuy fal maire ci conseil municipal bi. dafa nekk combat bu Sénégalais yi mus a xeex pour que ni ñuy falee maire askan wi di leen faral directement maintenant di leen fal directement du nekk loo xam ne dafa yomb dañ ci waroon réfléchir pour xool nan lañ ciy arrivé ñu wax ci wàllum bulletin unique gis nañ ne jot na ci Sénégal ça nous permet de faire des économies xool nañ ne par exemple législative yi on a dépensé 6 milliards ak lu topp alors que bu ñu utiliser woon bulletin unique booy xool lan la ñuy dépensé 1 milliard muy 5 milliards d'économie donc yooyu yëpp la ñu gës. yeneen poñ yu ñu abordé ci livre bi bokk naa ci wàllu gestion électorale bi ak naka la ñu war a financer parti politique yi comme nu mu amee ci yeneen réew recueil bi société civile bi présenté nag dafa nekk nee nañ contribution ngir lu avancé loo wàllu démocratie gi ci réew mi. RFM Sport. tàggat yaram Abdou Diouf Junior ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Ndate Diop. basket lañ koy dooree gannaaw yëngu-yëngu yi ci wàllu ko góor ñi gi amoon mu mel ni jàmm dellusi na. jàmm joojee dellusi nag délégation bi tax na ba ñu jël seeni wato jubali ji ca aéroport Blaise Diagne ngir war faa jëlee avion yi wutali ji Chine googee nag lii tax ñu am dal gu tax ñu war faa mën a dem bokk na ci ab réunion di ndaje boo xam ne jëmoon na ci joyanti fexe ba déggoo amaat ci diggante fédération bi ak yenn ci joueurs yi loolee nag sànq la amoon bañ ca génnee lan moo ca tukkee lan la ñu déggoo ak lan moo tax ba tey jii ñu nangoo dellusiwaat ci seen décision boobee ñu jëloon dañ ciy déglu ki jiite fédération sénégalaise bu basketball di maître Babacar Ndiaye. problème bi en fait dañ ko amplifier mais li yoon mooy prime de participation tant que compétition bi démarré gul c'est pas dû waraguñ ko fay parce que li tax ñu koy def équipe bi aujourd'hui mënoon nañ nekk ak 16 éléments mais bi ñu waxtaanee moo rendre compte ministre bi vraiment def na intervention ba régler nañ situation bi malgré le fait que sax kiiwugul mais fay nañ leen seen prime de qualification fay nañ leen seen prime de participation donc yëpp réglé nañ ko incha allah jox nañ leen joueurs yi la preuve ndax man joueurs yu bëri après dañ ma dénkaat seen xaalis pour ma téyel leen ko donc mooy wane ne amul benn mésentendement benn problème bu am entre la fédération et les joueurs maintenant nag bu ñu nekkee léeg-léeg dina am coow mais coow li bu ñu toogee waxtaan ku nekk wax sa morom dëgg ñu pare joxante loxo. prime bi ñaata lay tolloon ak prime de participation yi. non prime de participation 5 millions la maintenant prime de qualification 2 millions
voilà donc noonu lañ ko defee qualification 2 millions participation 5 millions donc waaw dinañ jot seen wàll ku joué rek dañuy def liste ñi joué woon tournoi yëpp ku nekk da nga jot sa wàll incha allah ñëpp dina jot wàll moo ko moom waaw moo ko moom. mu ngi noonu Sodo Thiam moo ko doon sonal ak kii laaj ba tax mu leer nañ kon joueurs yi jàpp leen ne Maurice Daly Ndour ak di capitaine bi ak Amady Ndiaye dañoo jóge woon ca tanière ba ngir ne dañ leen ñàkk wekk googee nag nee nañu léegi weesu nañu ko bokk na sax ci li ñu yaakaar ne bokkoon na ci li indi yooyu le moo di prime yooyu muy junj te ñu ne woon ne fayuwuñu ko ba nii gayndeyu Sénégal nag war a bokk ci benn tournoi boo xam ne dina amee foofee ca Chine laata ñuy dugg ci compétition bi muy coupe du monde wàllu basket Sénégal Canada Lituanie ak Australie ñoom ñoo bokk benn poule. bu fekkee jàmm am na foofu ñii di karatéka yi war a dem ci Jeux africains moom mu mel ni tamit ñoo ngay xupp. ay may géeri la ñu génnee tey jii Abdourahmane Mundoor Sène ak i ñooñam dañoo mer ba futtu ndax nee nañu daal jamono ji yi nga xam ne ñu ngi waajal war a dem foofee ca Maroc ca li nga xam ne moo di Jeux africains yi benn coach kese moom moo war a ànd ak ñoom te nee nañu daal loolee suñu ko defee dina indil ay gàllankoor ñu bëri ndax am na ñoo xam ne ci yenn catégorie yi daañu jongante te duñu am coach bu leen di encadrer ñu ne loolee nag lu ñu mënta nangu la mënuñu nangu itam ñuy dem ci compétition bu mel ni boobule te amuñu équipement boo xam ne moom la ñu war a sol naka noonu capitaine bi moom Abdourahmane Mundoor Sène nee na prime yi daal faaw rek ay góorgóorlu ci ñu déglu ko. situation bi jamono ji moo nekk ne ñu ngi soog a pare regroupement interne bu ñu war a préparer pour Jeux africains yi waaye ci suñu mbetteel bu rëy li ñu yëg mooy que ne benn coach kese moo nar a ànd ak ñun ci yiile Jeux africains loolu nag moo nar a pénaliser yenn athlètes yi parce que karaté athlète bu nekk boo yëg da ngay soxla am coach sa ginnaaw mais benn coach kese du doy beneen bi mooy ñu xamal ñu itam ne que dinañu dem ci Jeux africains yi waaye équipement sax bi nga xamante ne moom la ñu war a sol pour wane que ne ñun ñooy représenter Sénégal duñu ko am leneen li nga xamante ne tam te muy lu am solo muy ay per diem yi nga xamante ne amel ñu ko ñu xamal ñu ko ne duñu ko jot balaa ñuy jugee Sénégal ñun nag ñu ne defoon nañu ko ci championnat d'Afrique yi passé bi yoon duñu ko nangu que ñun ñu ngi exiger li nga xamante ne mooy suñu ay per diem yi ñu amel boole ko yeneen prime yi nga xamante ne yàgg nañu ko amel te duñu ko jox ñu ngi wax ne que prime yooyu noonu ñu ngi exiger que ñu jox ñu ko avant ñuy dem ca Maroc bu fekkee ñoom bëgg nañu ñun ñu représenter Sénégal ci les Jeux africains. yu Abdou ca la ñuy des ak wàllu football Sénégal di daje ak Ghana ci jamono ji. jamono ji mooy ñaareelu match bi nga xam ne Lionceaux yi ñu ngi koy amal jamono ji seen diggante ak waa Ghana la comme ni nga ko waxee jongante bi nag 16h la door ba léegi kon jamono ji war nañu toll ci mi-temps bi lu ci mën di am ci xibaar daan ci dikkaat ci kanam tuuti waaye jàpp leen ni junior yu Sénégal moom. seen jongante bu njëkk ba seen digganteeg Mali la woon dañoo temboo woon am na itam yeneen i mbir yoo xam ne di yeneen i discipline yoo xam ne jamono ji daañu dugg ci compétition bi bokk na ci taekwondo am fey ak itam tennis de table équipe nationale locale bi nag ci wàllu góor ñi ci wàllu football ñoom jamono ji ñoo nga ca Bakaaw war a dajeek waa ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Gambie ci match xarito boo xam ne dañu koy waajale éliminatoire CHAN bi ñu war a dajeek Guinée. ñu war a Sénégal kon war a daje Guinée mu ngi noonu ci weeru septembre ci wàllu football phase nawetaan yi xam ngeen ne door nañ ko démb tey jii nag day wéy am na ay jongante yu bari yoo xam ne daañu ci dikkaat ci suñu yeneen jetaayu xibaar ndaxte moom a accéléré ci wàllu handball bi coupe d'Afrique des nations ci wàllu U20 yi Lioncelles yi di maanaam gaynde yu jigéen yi ñoom jamono ji itam ñu ngi waajal bu baax a baax CAN junior bi nga xam ne du 4 au 15 septembre lay doon ca Niamey. loolu yëpp daañu ci dikkaat ci kanam tuuti waaye jàpp leen ne Alain Giresse moom nekkatul entraîneur bu Tunisie fédération ba tàggoo nañu ba léegi nag waxuñu lan moo tax ñu tàggoo leeralaguñ ko waaye itam waxuñu itam kan moo koy wutu Alaaji Ndatte Diop. jërëjëf Abdou Diouf Junior yegg si ci yoonu tool dalal Mamadou Amar Ndione. dal leen ak jàmm. campagne yu mbay mi ci bët saalumu réew mi ca Ziguinchor nawet bi fi mu toll nii am na ci ay taw yu bëri léeg-léeg tamit mu taxaw waaye nag baykat yi ñoom jamono ji ñu ngi kontaan bu baax ndax taw yi dellu si ci ayu bés bi ñu nekk gàncax yi fi mu toll nii mu ngi développé wu rawatina ci spéculation yu bëri bu ñu sukkandikoo ci DRDR bi di ki nga xam ne moo jiite wàllu développement rural ca Ziguinchor Lamine Ba. li nga xam ne nag jot nañ ko seetlu ren ci nawet bi mooy dafa am ay pause
pluviométrique yi bëri waaye ci fukk ak juróom-ñaari fan weeru août ba léegi taw bi tàmbaliwaat na bu baax a baax ci yenn bërëb yi sax dem nañ ba toll ci 400 millimètres buñ sukkandikoo ci ay kaddu Casimir Samb moom mooy directeur régional bu développement rural bu Ziguinchor. amoon na quand même jafe-jafe ci wàllu taw par rapport à l'année dernière amoon na am retard dans l'installation des pluies te mu am aussi ay pauses pluviométriques mais semaine bi gis nañu ndox mu ngi dellu si par exemple journée 17 rek taw bu am doole ci diwaan Ziguinchor par exemple boo xoolee département Ziguinchor rek ci benn fan am na 151 millimètres Niaguis am na ci benn fan 208 millimètres loolu moo tax cumul yi boo xoolee cumul pluviométrique ci région Ziguinchor yëpp tollu entre 200 millimètres ba 450 millimètres dëgg la dafa am déficit par rapport à la normale saisonnière. donte sax taw bi demeewul noonu ren ji waaye amul yàqu-yàqu yi nga xam ne nag nemmeeku nañ ko ci plante yi buñ sukkandikoo ba léegi ci DRDR bi lee. toolu gerte yi bare boo demee da ngay fekk gis gerte boo xam ne mu ngi def am phase ramification pour première vague de ramification floraison donc am yoo xam ne pour les dernières vagues de semis stade plantule levé nga xool aussi ñebe bi par exemple moom mu ngi stade de plantule levé te boo xoolee ceeb bi am na ceebu plateau bi le riz plateau moom mu ngi stade de 5 feuilles riz de nappe stade de 3 feuilles 5 feuilles riz de bas-fond moom ñu ngi béy. béykat yi jamono ji nag di ñaan bés bu ne ñu bañ a nemmeekuwaat pause pluviométrique bi nga xam ne seetlu nañ ko ndaxte loolu bu amee yàqu-yàqu yu bëri lay doon. ca Sédhiou béykatu ceeb yu jigéen ñi ci vallée bu Samiron ak tamit yeneen ci ay béykat yu yëngatu ci wàllu gerte ñoom nag am nañ yaakaar bu baax a baax ci nawetu ren bi ndax week-end bi passé rek taw yi mu nga doon am foofule ca Pakaaw ñoom ñëpp am yaakaar ni daañu am rendement yu baax gannaaw ni ñu gisee meññeef yi Max Cli de Compagnie. gannaaw ab diir jaaxle jigéen ñi béy ceeb ci Faro Samiron nekk nañu léegi ci mbégte madame Bass Imelda Koli bokk na ci jigéen yu yëngu ci Faro boobee. vraiment on a dëgg-dëgg jaaxle lañ daa dundee ndaxte weeri soin sulet ba ci ut bi ni ndox bi taw ko bëre waaye léegi mi ngi taw bu baax léegi yaakaar la ñuy dundee ngir nekk ci benn yoon bi am production bu takku naam taw bi taw ko demee noone jigéen yooyu sax dañoo mujjee am benn taxawaay ute ak bi ñu daan amal bu njëkk jigéen yu bëre fii nii dañoo jiw seen ceeb tooguñu di jëmbët naam amoon nañu njàqare waaye yàlla bu mooy dogal lépp fu mu nekk nii mbir yi soppeeku na te yaakaar nañu amee tuuti sax am production bu takku ndaxte xeetu ceeb bu ñu jiw dafa di bu am diir bu gàtt bi xel mu dal moomu la ñu nemeeku it ci ñu yëngu ci mbéy gerte ci bu mu jokko bi béykat bu mag bi féete ci département bu Nkileen di wone yaakaar bu mu amee Maykoor Gueye. yaakaar bu baax a baax problème bi kay engrais moo manqué tuuti waaye am na yaakaar mu ngi taw bu baax wax dëgg yàlla. ci kaddu béykat bi taxawaay gerte bi ci waxtu bi moo gën a baax atum daaw tax mu yaakaar ni production bu ren ay ëpp solo. yàlla dimbale nañu balaa mu taw mbéy mi sori na gerte bi ren moo gën bu daaw bi bu tawee tuuti gerte bi ren mooy gën bu daaw bi parce que ren sax na daaw xam nga saxu doon dañu jiwoon daaw gerte bi taxul mais ren moom gerte bi sax na wax dëgg. ci béykatu gerte ak ceeb diwaanu Sédhiou des na rek amaate yeneen millimètres takku taw ngir seen yaakaar gën jéggi dayoo. jërëjëf Max Cli de Compagnie Lamine Ba ak Boubacar Ban mi jàpp ci xarale gi yéen ñi ñu déglu tamit ñi leen di gërëm bu baax ci teewlu bi yoonu tool fii lay yem ñu leen di dig daje àllarba bi di ñëw.